asalaamaaleykum wa rahmatulah sama gars yi j'espère que ni nga am jàmm man maa ngi sant yàlla bu baax bon tey ma ñëwaat ak yéen comme d'habitude namoon naa leen trop nag bon tey ñu war a ànd ak Coumba bu série Infidèles Coumba dama ko bëgg nag ndeysaan mais bon dama lay bàyyi nga nuyu nga xam ne ñoom ñooy internautes yi. maa ngi lay nuyu yow tout d'abord. maa ngi lay fay bu baax. ak internautes yëpp maa ngi leen di nuyu aussi. merci beaucoup sama jigéen pour dugg si li nga xam ne moom mooy sujet bi gis nga yenn critique ak yenn attaques yi nga xam ne yenn sénégalais yi ñu ngi koy def ci yow ndax séquence yi nga xam ne yaa ngi koy joué ak yenn kàddu yi nga xam ne yaa ngi koy yëkkati ci biir séquence yooyu noonu critique ak attaques yooyu nag nga ko doon dundee. bon c'était un peu dur parce que xam nga rek sénégalais yi ku nekk ak ni ngay waxee. mais man je me dis que kuy jàngale dangay laal fi mu gën a méttee pour que nit yi mën la dégg surtout Sénégal bi nu nekk. am na noo xamante ni boo koy jàngalee soo waxee rek duñ la déglu. d'accord waaw nga laal fenn fi pour ñoom ñu mën a bàyyi xel ci li nga leen di jàngal. d'abord man je ne suis pas d'accord certes wolof moom mooy wax ne góom pour nga faj ko foo nga laal fii metti mais loolu aussi pour man justifié wul le fait que seen yenn séquences yi nga xam ne yéen a ngi koy joué ak kaddu yu ñaaw ak yenn image yi ngeen di wane aussi. bon xam nga nit ku nekk nag ak sa gis-gis. loolu dëgg la. ku nekk ak sa gis-gis. léegi yow loo gis. man li ma gis mooy que dañuy jàngale rek parce que nit ki mënoo di jàngale mu leer ni la yow soo ñëwee toog di waxanteeg nit ki ci yenn mots yu nga xamante ni yu terre à terre la du la déglu. Sénégal noonu la ñuy dundee il faut nga wax yenn wax yi. wala nga def yenn jëfin yi pour ñu mën bàyyi xel ci li ngay def. ça aussi je ne suis pas d'accord mën nga wax ñu déglu la jouer loo xam ne nit ñi dañ koy seetaan sans pour autant ngay jouer yenn scènes yu obscènes yi wala yenn séquences yi nga xam ne dëppawul ak suñuy valeur. ku nekk ak sa gis-gis. je te donne l'exemple de Magdi Zal youtubeur mën naa wax sax weesoo certes bokkuñu ndax lii nii série la ñii nii chronique la ñuy def mais xoolal ñoom dañuy toog di wax duñu yëkkati benn kàddu bu ñaaw mais même pas 24 heures mën nga gis 100 000 personnes ou 200 000 personnes yoo xam ne dinañ suivre vidéo bi te benn nit kese moom mooy toog di wax xëy na nag bokkuñu ndax lii série la lii chronique la mais juste pour te dire que nekkul wax yu ñaaw wala image yu ñaaw moom mooy tax nit ñi seetaan la ça dépend ci sensu li nga xam ne moom ngay jouer ak façon bi nga koy jouer. ku nekk ak sa gis-gis. je suis parfaitement d'accord ku nekk ak ni muy gisee te loolu kenn mënu ko dindee ala kulli haal. bu fekkente ni yow yaa ngi suivre série bi exactement. boo seetaanee di nga ci war xam li baax ak li bon. parce que defuñu dara pour yàq kenn aussi. mais je suis désolé mën na am yéen defoo leen pour yàq. mais far fekk li ngeen di def ay nit ñu ngi ciy yàqu te yéen rendre leen ci compte. peut-être benn buubaa bu nekk série Infidèles wala benn capot mënuma influencer man mais mën na am keneen koo xam ne fi xelam toll mën na koo influencer. comme yow aussi mën nga influencer beneen jigéen. je te donne l'exemple de Billy dans Pod et Marichou. instant boobu noonu moo ngi xewoon. gis nga airport yi ñu doon takk dañ ko doon roy ci moom yére bi tenue bi nga xam ne moom la doon sol ba ci ala cadar bi mu doon wax jeunes yu bëri dañ ko doon roy ci moom et pourtant loolu personnage la woon te teewul nit ñi dañ ko doon roy. sénégalais daf ci am ñoo xamante ni mënuñu différer personne ak personnage. Coumba mi nga fekk këram bokk la Coumba miy dem Evenprod du jouer nga koy seetaan ci télé bi. c'est ça au fait. bu nu mënee différer loolu rek dafay yomb. d'accord parce que Coumba boo fekk këram voilà denkul di sol yenn yére wala muy wax yenn wax yi. loolu Coumba melul noonu. mais malheureusement di nga gis kenn koo xam ne daf la fan di la suivre ci série bi dem bay copier li nga xam ne moom mooy sa comportement sa kàddu yi nga xam ne yaa ngi koy wax ak li ngay def ci série bi alors que xamul ne noonu nga mel ci série bi nekkul moom nga mel dans la vraie vie. moo tax lu jar a bàyyi xel la mais scénariste yi aussi kenn demul ñu des. scénariste bi li nga xamante ni moom la nit yi di dund rek ci loolu lay référé wu pour bind texte bi parce que moo yin fay wax ak yi ñuy def yëpp moom la gars yi di def. mais ma laaj leen yéen lu tax léegi ngeen préféré jël mooyu ñaaw yi gën ko fésal. ci loolu lay jaar rek pour mën jàngal nit yi man loolu laa gis. waaye yéen xalaatoo leen abal ma yar ngir Coumba mii nii bàyyi ma ak baatu jàngale. voilà. bàyyi baatu jàngale bi. man suñ ma joxee benn texte. ni ma séquence bi da nga ko war tourner. dinaa ko lire liiruma man bu ma liiree texte bi xooluma man li may sol. ok li ma ciy wax muy jàngale nit yi man moo ma ci ëppal importance. mais nga baal ma ci kàddu gi bu fekkee dafay déranger mais est-ce que du yéen aussi yeneen nangu ñu leen di joué loo yenn séquences yi di leen solloo yenn sol yi ba tax une deux trois rek ñun leen kaay leen joué séquence bi une deux trois kaay leen sol façon sol bi nii parce que wolof day faral di wax ne mag lu mu nangu teg ko dagan na. non du question de loo nangu rek ñu teg la ko. la yow lay neex parce que Evenprod forcé wuñu kenn ni la lii da nga koy jouer par la force. ah bon ñoom dañ ko bañ ba bu ñuy tourner ak yow dañ lay wax ni la est-ce que nekk nga à l'aise ci lii. xoolal sa texte lii ak lii li nga sol lii ak lii. donc man dama jàpp que ni am pour ma jàngal sama génération. il faut que ma defee nii pour ñu mën bàyyi xel ci loolu. mais bu fekkee ay ñu nga xamante ne ñu ngi bàyyi xel dëgg-dëgg. d'accord texte yi may wax wala mots yi wala li nga xamante ne moom laay joué moo leen di ëppal important. moo tax ngeen war a suuraal ne am na ñoo xam ne seen xel fi mu toll bàyyiwuñu xel kaddu yu am solo yi nga xam ne léeg-léeg xëy na di ngeen ko yëkkati mais li ñuy bàyyi xel ñoom mooy comportement bi ngeen di wane sol yi ngeen di sol moo leen di attiré
te ci loolu la ñuy focus. beneen bi mooy jugement yi nga xam ne yenn Sénégalais yi ñoo ngi koy def ci réseaux sociaux yi même si je ne suis pas d'accord nit di juger nit surtout que xamuloo ko mais nag je suis d'accord que am nañ droit ngeen jouer benn affaire ci place publique bi ñu joxe suñu xalaat parce que ni ngeen amee droit jouer benn affaire ñun noonu la ñu amee droit joxe suñu xalaat. xam nga nit ku nekk nag ak sa gis-gis. mais ndax commentaires yi ak yenn critiques yi méttiwu la. bon pour te dire vrai nag musuma am benn jugement bu gars yi def ba mu affecté ma. ndax lan. parce que man tout le temps damay suivre ay commentaires ci réseau yi. gis naa ñu dégg lu gën a pur man li may dégg donc voilà du déranger ma. ay déedéet ma soeur yow tamit certes fii Sénégal la boo defee lu baax ñu wax boo defee safaan ñu wax mais nag parfois da ngay bàyyi xel critiques yi nga xam ne ñoo ngi koy def déglu li nga xam ne moom lañ lay critiquer xool ndax ñoom raison bi tax ñu lay critiquer gënul taxaw ci raison bi nga basé wu pour def li ngay def yow. surtout que li ngay def pour ñoom la mais aussi bëgg naa xam sa famille lan moo ci nekkoon seen position. sama famille moom au début c'était un peu dur. luñ la doon wax. genre xoolaatal li ngay joué wee parce que nit yi lu ñuy wax affaire yooyu noonu. loolu lañ doon nekk di xoolaatal li ngay joué. et j'espère que yaa ngi koy xoolaat ndax dégg naa yow ci infidèle ay njombe rek ngay wax dégg naa foo waxee rek loxo dal gémmi. mais man loolu may wax nekkul man maa koy créer. scénariste bi moom mooy bind. xool personnage yu Kumba ni mu war évoluer lii la war di wax pour que leçon yi muy jàllale. gars yi mën ko gën a dégg. d'accord loolu rek la. mais du loo xamante ni man maa koy créer des fois sax damay gis ay commentaires ñu may wax loolu yow fooy déggee wax yi te yàlla xam na ni. wax foofu laa ko déggee. mais scénariste aussi jàppale leen ñu ngir yàlla fay leen ngeen delloon ci théâtre u démb. c'est que waxuñu théâtre. téléfilm lañu wax. lu démb ak tey bokkul. et pourtant divertir ak jàngale lañ doon def ñoom te yéen aussi nee ngeen moom ngeen di def waaye la différence donc. waaw parce que xam nga bu nga ñee mag yi am na nun doon joué wee. genre. pour te dire vrai comme man sama xalaatu fet. c'est que xam nga ñu c'est-à-dire bon sama xalaatu fet ay ku bàyyi ma waay. voilà. continue. mag ñi ñu ngi doon jouer doon véhiculer ay messages yu fort te gars yi dégluwuñ leen woon. mais actuellement xoolal ñun message yu ñuy véhiculer. d'accord par rapport ak ñu ñuy soloo suñu façon wax moo tax dañuy seetaan. mais est-ce que message yi nga xam ne yéen moom ngeen bëgg véhiculer est-ce que moo ngi jàll. wala sol yi nga xam ne wala yenn kàddu yi nga xam ne moom ngeen di véhiculer moo tax nit ñi di leen seetaan. soo demee xool infidèle ñaata millions de vues lay am. et après. xoolal série yi nga xamante ne da daan am avant ñu ci daan jaar yoon. d'accord duñ ko xool. donc sénégalais yi ñoom ñoo choisir déglu seen genre wax yi nii ak seetaan seen genre scène yi c'est dommage. mais si te yéen aussi yéen actrices yi est-ce que du yéen a bëgg di jouer xeetu scène yooyu noonu. ñun duñu tànn lan la ñu war jouer ak lu ñu warul jouer. ok. da ngay ñëw ñun la lii ngay joué te da nga koy joué. bu rafetul nag waroo ko joué loolu mooy dëgg juste. et ak yenn critique ak yenn attaques yi dana la déranger ba tax parfois ngay bëgg reculer pour defarwaat wala. non musuma am benn moment boo xamante ni décidé naa pour reculer. ak liñ fi wax ci infidèle yëpp vidéo yi publication yi commentaires yi. non parce que au début daan naa seetaan commentaires yi. mais dama dem ba mujj gi seetaanatuma ko ndax xam nga man lan laa visé. damay dem di liggéey ñu may fay. man leen may fay moo ma intéressé. naa dem liggéey ñu fay ma après ma ñibbi sama kër. ah bon. waaw mais dangaa war di sóoraale sa image aussi sama jigéen et puis sa xoolal loolu amul neexal xoolal loolu par force la. voilà. beneen bi nag ndànk laa la koy laaj mooy caméraman yi niñ lay toppee di jël sa jëmm ji sa forme bi daal ça veut dire ndax lan. tontu la kenn du ko dégg. ñiy filmer tamit li tax ñuy filmer loolu peut-être ñoom ñoo ko xam. day gën a jaay seen ay mbir wala je sais pas. mais dangaa war a bañ bu ñuy jox genre rôle yooyu noonu wala di lay jëm filmer sa yenn parties da ngay bañ taxaw yuuxu filmer ci tànk yi kese laa wax yow comme ni koy defee ci série bi. voilà. mais su ma la doon laaj lan ngay wax ñi seetaan série bi. ñu bañ bàyyi xel wax yi ñuy wax wala solin yi. mais message yu ñuy véhiculer ci biir. moo ëpp importance. mais est-ce que kon duñu delluwaat ci théâtre yi daan daw ci rajo yi nga xam ne maanaam filmé daawul am tournage ay filmé yenn parties yi yooyu yëpp bañ a amati. Sénégalais bu la gisee yow nga def kaalawu nii ñëw toog ci télé bi ñu teg série duñ la xool de dañuy paas mais bu ñu gisee benn kumba mu def jupe bu gàtt. toq bu di mel ne dañuy dugg xool ko. léegi bu ñu duggee nañu xool li kumba di wax moo ëpp importance. yow première bi mooy bu la ibaadu yi jàppee. beneen bi mooy li nga wax aussi dëgg la ndax titre mën na mel nii alors que contenu bi nekk ci biir intéressant na kooku kenn mënu koo dindi. mais yéen seen série yi mais est-ce que yéen ngi bàyyi xel seen ëllëg aussi bis boo leen demee ba am ay doom ak seen image yi. waaw parce que am na yenn image yoo xamante ni bu ma ko tourné ba pare dinaa ni puisque nennu ci réseau yi 5 ans la image yi di xaw ma 50 ans je pense la ñu wax. la image yi di def. dama naan sama ay doom buñ ko seetaanee. après lan laa leen di wax. kon yaa ngi ciy bàyyi xel. mais
dinaa xam lan laa leen di expliquer incha allah. alhamdulilah donc li may ñaan mooy yàlla nañ la comprendre rek bu boobaa. voilà. te infidèle bu dee li si nekkoon moo si nekk ba tey waxal ma ko tonton Ibou Guèye nee ko changé leen lii nag. pourtant infidèle éducation rek la. mu ni. yàlla xam na ko jàngal na nit yu bëre. baax na kon. nit yu bëri jàng na des fois nga tourné benn séquence nit woo la. ñooñu da ngay xam ne ñii ñu ngi seetaan série bi la ñuy seetaan. mais loo wax ci jigéen ñi léegi parce que da ngay dégg ñii di jaay seen ngor fii ñii di dugg ci lii fee lépp ndax xaalis kese loolu j'espère wa nga ci am xalaat noo ko gisee. bu nekkee yow li nga wax. lu am la. dama koy ñaawlu du lu rafet. parce que xaalis jarul dara en plus jigéen moom mooy dooni lu ne mooy jur wàllu yu muy jur ku ne. donc am na yoo xamante ni rafetul. merci là-bas foofu moom bëgg naa ci yow may naa la junni. voilà mais li leen yóbbu ba ñenn ñi ngay def loolu aussi xamoo donc seen vie la daal. loolu aussi dëgg la parce que mos naa ko wax ci benn vidéo que xëy na tolluwaayu nit ki boo ko xamul waroo koo juger parce que mën nga di juger nit ki alors que boobu dangaa tollul fi mu toll mais nit ki tamit war na sàmm boppam ba foo mënti toll waroo mën a jaay sa ngor aussi. mais bon merci jigéen ji d'ailleurs dégg nañ li nga xam ne moom nga wax ci biir interview bi que. yaakaar nga moo tax dañ lay encourager et di la ñaanal yal na yàlla taxaw waaw kay mooy noonu beneen bi mooy ñu la koy dénk di ko dénk képp koo xam ne moo ngi ci milieu bii nii di actrice que jëm leen bàyyi xel que image yi nii ngeen di jouer tey daf fay des ëllëg pour seeni njaboot gëmma di dina rafet wala dina neex seen xol. loolu war ngeen ci bàyyi xel bu baax a baax ndax image dafa sacré. beneen bi mooy ñi nga xam ne yéenay commentaire yéen dans les réseaux sociaux parfois ñu wax ci série yi wala nangam sangam ngeen ñëw attaqué yéen ñi na soof ñi li ñuy joué c'est la réalité ah wala ñu wax ci benn actrice ngeen taxaw bàyyi leen jàmbur lijjanti leen seen vie waxuñu ci vie wu kenn li ñuy wax nii mooy fait yi nga xam ne ñoo ngi koy joué ay séquences ay scènes yoo xam ne ñoo ngi koy joué dans les séries wala yenn fait yi nga xam ne ay vidéo la yoo xam ne mu ngi daw ci internet bi kon loolu xam ngeen ne fait la boo xam ne mu ngi ci place publique bi nag ñun ñëpp ku ci nekk danga cee am droit. kon ki nga xam ne am na droit wu def lu ko neex ci place publique bi ñun noonu la ñu amul droit wax suñu gis-gis ci loolu nga xam ne moom la def et j'espère que ñëpp xam nañ ko parce que ku nekk am na droit yéen aussi ku ci neex nga joxe sa xalaat ci lu ñu wax mais may ñaan rek lépp nay tegu ci respect gars yi abonné leen s'il vous plaît. di leen wax abonne-toi et like la vidéo n'oublie pas de commenter s'il vous plaît ngeen partager vidéo bi fay ak mooy fay loolu la ñu gëm jeune ambitieux jaajëf.